Midi Culture. coowul pétrole bekk gaz bi nu tuddoon rakki njiitu réewum Sénégal di Aliou Sall am na lu ca bees enquêteur yu division des investigations criminelles pare nañu kon ca la ñu doon def ba jébbal dossier ba procureur Serigne Bassirou Gueye fekk boobu kon Ousmane Sonko woote jandoog taskatu xibaar yi niki tey ji ci ngoon ni kon dafa am yeneen i mbir yu mu bëgg daal di yeggee askan wi te mu jëm ci affaire ba nekk ca Falémé maître El Hadji Diouf itam ne bu Ousmane Sonko noppee tamit yama ko juróomi waxtu jot dina janloog taskatu xibaar yi Jembering dëkk la bu nekk ca département bu Oussouye melokaanu maternité ba fa nekk moo ëlëm askan wa ba tax kon ñu fexe ba am lu toll ci juróom-benn fukki million ak juróom ngir defaraat ko reportage bi tey ñu nar a waxtaane suukar si manqué ci yenn ci ay gox am sax ñu dem ba ko tàmbalee daal di yokk as lëf ca la mu doon jar li mbokkeek leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon jéego yi industrie musicale def ci gis-gisu Iba Gaye Massar gëstu bi tey ñu nar a riir utali Jembering di dëkk bu nekk ca Casamance nekkit foo xam ne si El Hadji Oumar Tall fa la njëkkee wone ay misaalam nataalu Amadou Ndiaye Samb gan gi ak li ci yéene kaay ñu xëyandoo mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture ngeen ci ànd ak Serigne Saliou Seck ma am ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek lay duggee ak yéen ci yaatal gi ak wàllum pétrole ak gaz bi di coow loo xam si tuddoon nañ ci rakku njiitu réewum Sénégal di Aliou Sall moom nag kon leneen li ci bees moo di rek enquêteur yu brigade des affaires générales ba nekk ca division des investigations criminelles noppi nañu ca mbir ma ba jébbal dossier ba Bassirou Gueye loolee kon yéenekaay bi la di l'Observateur moo ko koy xëy xaatim Aminata Ba moo na ko jàngal. Brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles dik tëj na enquête bi mu doon amal ci mbiru Petro-Tim di coow li dox diggante Aliou Sall ak pétrole beeg gaz bi te waa BBC tuddoon ko si daal dina jébbal dossier bi procureur de la République ci juróom-ñeenti fan ci weeru août bi ñu weesu bu ñu sukkandikoo ci l'Observateur procureur Serigne Bassirou Gueye daal dina tijji enquête ak saisir doyen des juges d'instruction Serigne Bassirou Gueye x nekk alaxam la teg ay gëttam ngir xam ñi laale ci bile mbir waaye du Aliou Sall bu fekkee rakku président Macky Sall kenn topp ko comme ni ko bëri doon xaaree ndax ñu laaj ci division d'investigation criminelle dik kenn indiwu ci benn firnde ci tuuma yuñ ko tegoon ci wàllub corruption bi nga xamante ni chaîne britannique bi di BBC moo tegoon ay tuuma ci Aliou Sall ne dafa laale woon ci mbiru pétrole be gaz lu toll ko 10 milliards de dollars war toll ci 6 milliards ci xaalis ci franc CFA dik donte bu fekkee ni sax déglu na lu tollook ñaar fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama ci bile mbir kuñ doon gën a xaar mooy Ousmane Sonko waaye leader Pastef bi nanguwul tam ay document xekk la leen yónni loolu yépp bokkul lu tax rakku président Macky Sall kenn amul firnde ci tuuma yi ba tax na procureur di wëyal bile enquête ngir xam ñi làkku ci ginnaaw lii yépp laaj bi samp mooy ndax ñi doon sàkku coowal pétrole beeg gaz bi lépp leer dinañ ànd ak dal wala dañuy wëyal seen xeex. li ci kanam raw li bët Aminata Ba leneen loo xam si tamit dinañ ci àddu ci bile jotaayu xibaar moo di ndaje kon ak taskatu xibaar yi Ousmane Sonko moo ko woote moom nekk leader bu Pastef les Patriotes nag li mu bëgg kon moo di daal di wax yeneen i mbir ci feer bu Falémé di weñ nga nekk kon foofee ca Falémé loole sax moom mi lee di njiitul Pastef les Patriotes li mu daal di xamle moo di scandale ak détournement da caa daal di am ba tax tamit kon mu ni am na leneen lu bees loo xam ne dinañ koo xamal niki askan wi tey jii ci ngoon kon la daal di wootee janloo ak taskatu xibaar yi bu noppee moom Ousmane Sonko rek ki nar a daal di jël moo di maître El Hadji Diouf moom mii di maître El Hadji Diouf sax mooy layool ki nga xam si moo di Mamour Diallo moomee Ousmane Sonko daal dinay tegoon ci ab deram ay tuuma ci 94 milliards yi maître El Hadji Diouf tamit moom ne am na lu mu bëgg a xamal ñi leen di askan wi jaarale ko ci taskatu xibaar yi loolee kon bu juróomi waxtu ci ngoon jotee lay doon Midi Culture midi moo jot ba tegal juróomi simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. Ziguinchor la ñuy utali daal di jàll ca commune bu Jembering nekk ca département bu Oussouye foofee nag kon maternité ba fa nekk daanaka na la ko yàlla nëbb ndax tax tamit kon askan wa fa yeewoo def ay pexe ci seen biir ba lëkkaloo ak maire ba ak ay kuréel gu fare ca diaspora ba daal di dajale lu toll ci juróom benn fukki million ak juróom ngir daal di defaraat barab ba Ziguinchor Angel Seck. maternité
maternité bu Jembereng bokk na ci bérébu fajukaay yu ñu njëkk a samp ci Kaasa melokaanam tax na ba guddi yi ñu toll mi jafe na fa loolu Abdoulaye Ndiaye mooy président association Uruk Juwaat mboolem association yi yëngu ci développement wu Jembereng. maternité bi tey mu ngi ci situation bu doy waar tey waaw ñun ñi nga xam ne sax ka Jembereng lañ dëkk maternité bi tey gàcce la ci ñun lu tax gàcce la ci ñun parce que comme ni ma leen ko waxee sànq rek ñun ñu ci gën a bëri ci ñun ci maternité bi lañ juddoo donc tey situation bu fi nekk doy na waar tellement que même le personnel soignant bu ci nekk maternité bi sax mënatul jël ay matuwaay yu wóor pour ñu mën lay fay waxatuma ci loolu en plus de ça amatuñu ay garab yi nga xam ne tey boo fa demee les premiers soins yi ñu war a jox un malade tey amatu fa. lu toll juróom benn fukki million ak juróom ñii di état bi ak mairie bi ak waa ñi féete ci diaspora dajale nañ ko ngir defaraat béréb bi Papa Biram Thiam mooy coordonnateur programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. dañuy am yéene tabaxal leen maternité bu bees bu mucc ayib jël logement bi itam tabax ko ba nga xam ni sage-femme bi fu ko jigéen soxlaa muy guddi di bëccëg mu mun a nekk ci seen disposition moom tam ñu tabaxal ko kër bu muy dëkk ak équipement yu mu àndal. Tombo Gueye di meeru Jembereng mi ngi rafetlu jéego yooyu nga xam ne yàggu na ko joytu fu ne. maternité bi au passage dama bëggoon rek nit ñi xam ne maternité cosaan la ci département de Oussouye bokk na ci première maternité yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon moo tax boo jëlee ci département de Oussouye ñu bëri fii la ñu juddoo donc ne serait-ce ci wàllu sax cosaan maternité bi dañ ko waroon réhabilité tey jii nga xamante ni yàlla may nañu ko dañ koy sant bu baax a baax. initiative bi ni mel ñi ngi ko xamal population yu Jembereng ci présentation wu projet boobule Angel Seck Ziguinchor King FM. di ko jaajëfal bu baax a baax Angel Seck di sunu ndaw la ñu teewal kon foofee ca Ziguinchor fa la ñuy des ba tey ndax ca ndaje moomee kon fa la maire bu Jembereng daal di porox ndollu daal di woo ñi leen di ngóor gi ñu gestu kon station balnéaire bu Cap Skirring nga xam ne si kon mooy destination touristique bi ëpp doole fii nii ci réewum Sénégal ngir ñu gën leen a gestu ci wàllum wér-gi-yaram ay kàddu ma ngi nii moom Tombo ngay dénk na ko Angel Seck. Cap Skirring ci tourisme lañ ko gën a xamee waaye tey dafa am ay gàllankoor yi nga xamante ni moom moo fi nekk gàllankoor yooyu bokk na ci difficulté bi nga xamante ni moom la ñu am ci wàllu santé dañu am difficulté parce que tout simplement amuñu structure adéquate yi nga xamante ni touristes yi n'est-ce pas touristes yi tey bu ñu ñëwee fii ci commune de Jembereng dañu am difficulté barki Dembo Ndiaye rek yàlla xam na ne benn autorité bu mag fii ci Sénégal ñëwoon fii pour benn week-end mais doomam dafa amoon problème ci guddi sa mu wooñu c'était la croix et la bannière pour rek ñu defal ko benn test palu il a fallu que ñu remuer ciel et terre pour que question boobu ñu gérer ko donc de plus en plus touristes yi dañuy gën a ñëw n'est-ce pas jot na nag fii ci Cap Skirring ñu daal di fi tabax benn hôpital boo xamante ni bii yooyu yëpp lay régler parce que tourisme boo koy def dafa am ay aspects yi nga war a dajale. mi ngi noonu kon ñu wax ci reportage bi tey ñu jagleele ko njëgul suukar si ak ni mu tàmbalee yokku sabab li moo di kon daanaka bëri na ay barab yu nekk fii nii ci diwaanu Ndakaaru suukar dafa daal di manqué la waral mbir mu ni mel tamit ba ci tamit ñaata lañ ci yokku loolee lépp kon la Ndeye Mati Dieng dëxëñ def ko ab reportage ñu teewlu ko. yokkute bi ñu nemmeeku ci njëgu suukar bi moo ëlëm xelu askan wi jamono ji jaaykatu café bi ne yëg na ko ndax li mu daan jëndee suukar dañu ko yokk bàcc ngom. 600 francs la ko daa jënde léegi 650 pour nga gis ko ci bitig yi sax yombul fi mu ne nii ande dama jàpp ne xanaa ci kaw la parce que jaay moom bu sañoon bu gisee suukar jënd liggéey comme gisul loolu nag fuñ mën a gi jënde suukar dama koy jënd indil ko mais mitti na de moom parce que suukar bi dafa seer fi mu ne mënatu koo am loo daa jënde 600 francs nga bëgg koo jënde 650 fukki dërëm yooyu par fukk yooyu bu ko xeeb xaalis la. Moustapha Tall di vice président UNACOIS Yeesal di ñu xamal li ko waral du lenn lu dul actuellement compagnie sucrière rek mooy commercialisé importation yi jeex na ndax ci importation yi bi ñu importé booba ñu indi fournir marché bi sucre d'importation booba temps sucre compagnie sucrière jarul léegi nag bi mu demee ba importation yi jeex la compagnie sucrière jël relais di livrer mais livraison yi dafa xaw a jafe ndax Sénégal yëpp dañu daanu seen kaw ñëpp commandé ndoo camions yi mënuñoo chargé ndoo à la fois donc ñu def par ay tour de rôle bu ñu livré ñi tey boo léegi ñu livré ñële commerçant yi dañu bëri donc mi ngi mel ni daal li ko indi mooy benn buntu bi muy génne moo indi loolu moo waral jafe-jafe bi yokku bi nag xam nga commerçant moom en général bu marchandise xawee jafe jot rek mu teg ci dara loolu mënoo ci dara léegi nag pour mu ngay yéeg fale ko mu génn bari. soxna si jaay
jaaykatu ataaya la soxna ña ne client fixe bi mu am li mu ko daan jaayee la koy jaayee suukar ba léegi donte sax dégg na yokkute gi. man wax dëgg yàlla 600 laa ko jënde woon te tey tamit moom laa ko jënde yokkaguñ ko de mës sa jar 600 parce que yaakaar naa kilo bi jar na 350 jar na 500 jaroon na fi 700 demaat 600 li may consommé lépp benn bitig moo ma koy jaay parfois nag mu ne ma marchandise yokku na mais wax dëgg yàlla dina ne yokku na mais li ma daan jaayee la may jaayee dama koy dégg parce que gis naa ko jaayee kilo 700 mais musuma jaay. suukar di loo xam ne lu ëpp ci askan wi mënuñu ko ñàkk jëfandikoo yenn jaaykat yi ko am yokku prix bi ndax li ko seeni morom gisul ba koy jaay. di ko jaajëfal bu baax a baax moom Ndeye Maty Dieng midi moo jot ba tegal fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle mu gën caa fës kon génn àdduna ak ki fi nekkoon njiitu réewum Gàmbi ci ay jamono moom sax moo ko fa njëkk daal di nekk di Daouda Diawara loolee nag faram-fàcce gi Ndeye Maty Dieng lañ ci àndal. Sëñ Saliou ñoo ngi lay nuyu xibaaru biti réew yi nag dañu koy dooree ak Gàmbi bi nga xamante ne naqar moo dal seen kaw muy ki fa nekkoon seen président doon wuyoo ci turu Daouda Kairaba Diawara moom nag moo nekkoon ancien président wu Gàmbi wuy ji boromam bi muy am 95 ans kii di Penda Badji nag gën nañu xamle ak moom ci portrait bi nga xamante ne def na ko ci Daouda Kairaba Diawara ñu déglu portrait bi Serigne Saliou. Daouda Diawara mi ngi juddu fukki fan ak juróom benn ci weeru mai atum 1924 ci ab dëkk bu ndaw bu tudd Barajali waajuram bu góor di ab agriculteur bu xaw a am toole loolu ci wàll ba muy liggéey loole sax moo tax ba mu mun koo fayal jàngam mu dem fële ca Ghana di jàngi science ci ab collège bu tudd Achimota ci girub ñaari at mu daal di dem ca Écosse ca université bu tudd Glasgow daanaka sax foofu la amee diplôme bi nga xamante ni moo ko may mu mën a doon chirurgie vétérinaire donte ne nag lii moo doon profession am terewul musu ko jëfee ndax moom lu mu mës a bëgg moo di wàllu politique fexe itam ba réewam bi di Gambie mun a am xar kanam bu yees mu doon njiital réew bu Gambie bu njëkk ci histoire am nekk ca bopp réew ma weerub avril atum 1970 ba weerub juillet atum 1994 Daouda Diawara doon njiital réew bu Gambie laata ba mu xeexee def kéem kattanam ba réew moomulee mun a am indépendance am liggéey bu mu def ci ba mu nekkee bopp réew bu Gambie réalisé ci lu bëri ñeel ferry bu Gambie ak ay tali ak yeneen yu ni mel loolee moo tax ba mu am ay raaye yu mel ni chevalier de la reine Elisabeth bu Grande-Bretagne atum 1966 am itam médaille agricole Nations Unies atum 1980 atum 1981 mu njëkk am coup d'état foofee ca Gambie ñu def ko ci kawam waaye mu mujj ca mujj ak ndimbal ba nga xamante ni réewum Sénégal dox na ci ay jéego yu mat sëkk ba atum 1992 Yaya Jammeh bi nga xamante ni ca période boobee dafa ànd ak ab groupe bu soldat daal di fay amal ab coup d'état ñu daal di koy yàpp ci ab navire bu guerre américain daal di koy indi file ci réew bi di Sénégal mu doon ñaareelu yoon bu nga xamante ni réewum Sénégal mu ngi koy dalal aar ko ba mu mun a mucc ci coup d'état yi li ba supp talaata ya moo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar mu génn àddina ginnaaw ba mu laqee lu toll ci juróom-ñeenti fukki at ak juróom xanaa di ko ñaanal rek suuf oyof toll ci kawam. waaw mu ngi noonu moom moo nekkoon président wu Gambie defoon 20 ans de régime moom moomu wuy ji boromam nag vétérinaire la woon loolu la jàngoon waaye moom moo nekkoon tamit président wu Gambie kii di Yaya Jammeh nag moom moo ko wuutu woon ginnaaw ab coup d'état Penda Badji ni koy jaajëfal ci portrait boobu nga xamante ne defal nañu ko. Serigne Saliou dañuy wéyal xibaaru biti réew jàll ci RDC ka fa nekkoon ministre de la justice di wuyoo ci turu Oly Yongo moom nag yoon moo nekk di lëjmbët ay mbiram ginnaaw benn koppar boo xamante ne ñu ne fonds public la ñu joxoon ko ngir mu xeex épidémie bi ñuy wax Ebola ñu ne nag dañoo njort ne daf ko luubal dugal ko ci yeneen loolu tax na ba le 22 juillet bi ñu génn sax ci le ministre boobee démissionné woon laataa ñuy commencé enquête yi ngir xam koppar boobu fan la dugg ñu ne nag ci enquête boobu jotagum nañ ci teg loxo ñu nekk en garde à vue ñaari conseiller am ak benn chauffeur am xibaaru biti réew Tchad lañ koy jeexalee muy ay rebelle yoo xamante ne dañ leen tegoon loxo ci dëkk boobu ñuy wax N'Djamena ñoom nag yoon wax na li nga xamante ne moom lay teg seen kaw muy verdict boo xamante ne dis na loolu toll nañ ci 200 membres nekkoon ay rebelle yoon nag teg leen loxo lii di aviation française bi moom moo leen jàppoon sax ginnaaw bi mu doon dem ca capitalu N'Djamena boobee ca début février ministre de la justice ba nag moo xamle décision bi nga xamante ne cour ba jël na ko muy ki nga xam moom moo nekkoon chef rebelle yi moom nag dafay tëdd prison giiru dundam ñi des ci soldats yi ñi seen peine toll ci 20 ans ñeneen ñi ci 10 ans ñu ne bari na ci ñoom ay mineurs yoo xamante ne tamit bàyyi nañ leen Serigne Saliou lii moo fi doonoon xibaari biti réew ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel biti réew. jaajëf Ndeye Maty Dieng ci faram-fàccee gi Midi Culture ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram.
de suite le sport. Now sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Dissa Préra maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou. mi ngi noonu kon dañ koy daal di tàmbale ak gaynde yu équipe bu basket bu football mu mel ni daal di nañuy am ndam ci seen ñaareelu match waajal bi. basket la du plus ou moins Serigne Saliou équipe nationale basket féminine moo nekk en préparation ginnaaw seen premier match ak Porto Rico bi ñu ko gagné gagné nañu seen deuxième match nag ñoom seen diggante la woon ak Jordanie 69-64 waaye laata loolu nag il faut ñu fàttali que ne Venezuela mu leen dóoroon ci seen premier match bu njëkk bi nga xam ne moo doon match de préparation bi jour Moustapha Gaye nag ñu ngi waajal fi mu toll nii dañuy wax mondial bi nga xam ne moo war a xëy am fële ca Pékin di sax dimanche bi di ñëw ñu war a see jongante seen premier match war see jàkkaarloog ki nga xam ne moom mooy Lituanie Serigne Saliou. mi ngi noonu kon nekkoon basket ci wàllum góor ñi ñu wax ba tey ci wàllum basket waaye bi la yoon ci transfert bu Maïmouna Diarra. waaw Maïmouna Diarra nag dëgmal wala sax des Espagne ga mu nekkoon joueuse sénégalaise bi nag ñu ngi ko annoncé fi nga xam ne mooy club bi di Saint Andrea nekk si LF2 bu Espagne vice championne d'Afrique d'Afrobasket 2019 bi nag mu ngi officialisé signature am si ni nga xam ne mooy page Twitter am ci fàttali nag Maïmouna Diarra moomee sax am na 28 ans te laata sax club bi mu ngi woon ci benn club foofee ca Espagne ay at a ngi nii mu fay basket Serigne Saliou Seck. Bit Sissoko tirage au sort bi mu mel ni kon Sénégal ci poule C bi la bokk. waaw mu bokk nag ak Iran bokk ak Paraguay ak Ukraine tirage boobu nag moo ngi am mardi bi passé ni ki rek démb rek waaye nag Sénégal ñetti ñooñu la bokkal poule muy poule C boobee ci Jeux mondiaux de la plage yi nga xam ne moom la ñu day amal fan yi di ñëw Jeux yooyu nag ñu war ko tàmbali le 21 novembre jàpp le 1er décembre foofu ca Doha la war a amee mooy Émirats arabes unis. ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram mi wax ci transfert bu Kalidou Koulibaly. waaw ñu bëri nag laam-laamiñ ñu ngi koy wax naan mën naa am nag mu dem fële ci Real ndax loolu mooy bëgg-bëggu ki nga xam ne mooy Zinedine Zidane ginnaaw moom amee ay problème ci ñaar ci ay défenseur am fi mu ne nii nag nee nañu record moo ñu ko wax nee nañu mu ngi teg pression kii di Valentino Pérez ngir mu mën a recruter Kalidou Fadiga boobee bu fekkee nag recruter nañ ko Kalidou Fadiga dina nekk défenseur bi gën a cher ci histoire football waaye nag ci fàttali Kalidou Fadiga mu ngi encore ak contrat ak Naples ba 2020 waaye nag du Real kese moo ko soxla Manchester United ak FC Barcelone tamit bokk nañu Serigne Saliou ci équipe yi nga xam ne ñu ngi topp lool ki nga xam ne mooy défenseur sénégalais bi di Kalidou Koulibaly Serigne Saliou Seck. mi ngi noonu Kalidou Koulibaly Kalidou Fadiga nga doon wax xam naa di sax Kalidou Fadiga dafa nekkoon sa fans di ko jaajëfal bu baax a baax Dissa Préra kon ci faram-fàcceek xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax ci industrie musicale fii nii ci réewum Sénégal mu mel ni kon am na ay jéego yu am solo yu ci am loolee ki ni gisee moo di kon Iba Gaye Massar mu yokk ci ni kon artiste bi ci boppam mooy war a def ay yëf ba mbiram mën a daal di jëm kanam rawatina ab statem laataa muy daal di def ay pexe ba ñi koy déglu man koo bàyyi xel bu baax a baax Iba Gaye Massar tamit ñu fàttali ni mooy secrétaire général association des métiers de la musique fii nii ci réewum Sénégal ay kàddoom a ngi nii dénk na ko Papa Madiakhate Sarr. li ñuy wax les artistes interprètes ak producteurs yi ñu daan jël seen tuuti xaalis ak tuuti li ñu am dugal ko ci biir ak éditeurs yi ñooñu léegi danoo bokk ci biir ñi nga xam ne ni loi bi mi ngi leen di comme jël na leen en charge léegi pratique bi moo ci def te pratique bi mi ngi surtout ci utilisateurs yi nga xam ne ni ñoom ñooy utiliser musique bi foofu la ñuy mën a taxaw daal ni industrie am na fii industrie musicale nous on ne fabrique pas les instruments yu ñuy utiliser en général parce que tubaab bi yàq nañu ci instrument moderne yi lañu gën a nekk duñ ko fi defaree kon déjà xaalis boobu mën ngay génn léegi naka la ñuy def ba mën ko rattraper c'est un problème nag boo xam ne ni yemul Sénégal rek loo tax ci biir loolu da ngay gis producteurs yi ñoom daal di réunir seen bopp manager yi nekkandoo am na fi ay association am na fi ay association de musiciens man ñii je suis le secrétaire général de l'AMS association des métiers de la musique ñu mën a fexe ba nga xam ne ni dafay nekk liggéey te ci biir liggéey di contrat ñi nga xam ne ni ñoom ñooy utiliser musique bi ñooñu ils se considèrent pas ñoom comme des employés ñeneen ñoom ñooy clients yi ñun ñii ay prestataires de service lañu ñun ñooy jaay ñoom ñooy jënd alors que ñoom ñoo ñuy jël jaay war la fay donc yooyu yëpp nii suñu loi bi ñu ngi cee taxaw ci mu nekk nii ñu ngi sur la loi
loi bi nga xam ne moom mooy tax ñu mën a wax le statut de l'artiste et des professionnels de la culture ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci biir culture bi ci def seen xaalis ñooñu ñëpp bu ñu ko tegee ci yoon population bi comprendre parce que aussi manque de communication il faut que nit ñi xam ni que ñii di leen bégal comme suñu mbégte la gaañu ci mais ñi nga xam ne ñoom ñooy def loolu am na lu war a dellu si waat ci ñoom. kàddu yi Iba Gaye Massar loole as lëf la ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Papa Madiakhaté Sarr di ngeen ko mën a dégg ci Midi Culture ndax mooy nekk gan gi ñu jàll ci leneen kon riir utali Ziguinchor rawatina Casamance dëkk bi le di Jembering foofee nag kon fa la ñuy amalee gëstu bi rawatina kon ay yëf yoo xam si kon El Hadji Oumar Tall wane woon na ko fa ba ci kon ab teen boo xam si daanaka fu nekk la nit di bàyyeekoo ci àdduna wërngal këpp ngir ñëw di fa def si ay ñaan Umu Hakimu Aaji Jembereng ku ko wax sa xel dem ci teenu góor yàlla bu mag bii di El Hadji Omar Tall teen boobule nekk ci àll ba ñenn ci ña fa dëkk di wax ne El Hadji Omar Tall jot na faa feeñaat gannaaw ba mu disparaître ca falaise yu Bandiagara taarixu teen bile nii la demee. bi daal liñ ci xam ci tënk ci gàttal mooy góor yàlla bu ñuy wax Cheikh Omarul Foutiyou fi mu jaar ci àdduna bi yëpp jàng nañ ci taarix ne fii ci Jembere moom la yàggee yàgg goo xam ne yàgg ko fenn ci benn barab wax nañ ne fii ñëw na fi avant Ramadan et après Ramadan daanaka weeru koor fii la ko dem defee mu ngi daan toog fële ca nag ci wetu tefes waaye nag ci taarixu teen bi dañu wax ne teen bi fi la ko fekk ndax wax nañ ne am na jigéen ñu mu fekkoon teen bi nag lu tuuti ñuy buuxante ci teen bi coow li bari mu ñëw laaj leen bi mu leen laajee ñu wax ko li waral coow li mu ne leen kon bàyyi ma dimbali leen yéen ñëpp ngeen rootandoo ci la ubbee teen bi mu yaatu nii. foofee ci Jembereng El Hadji Omar Tall jot na fa def ci lu toll ñeent fukki fan ak juróom teenu El Hadji Omar Tall ci Jembereng di bërëb bu ay doomu aadama yu jóge fépp ci àdduna di ñëw ngir ñaan waaye it ut fa ndox bu sell boobule. Je suis en mission dans la zone. dama ñëw mission ci zone bi dégg ne El Hadji Omar jaar na fi ci Jembereng te jot na fi am teen te teen boobule mu ngi existé ba tey loolu moo tax mu ñëw fii ngir amal ay ñaan te ñaan yooyu am nañu yaakaar ne dinañu ko nangu te nekk suñu njëriñ ak njëriñu dëkk bi yëpp. Que ça un bien pour nous et pour tout le pays. Jembereng am ci kéemtaanu El Hadji Omar Tall yile te teen bile di mandargal dimension spirituelle bu góoru yàlla bi waaye it nekk bërëb bu ay nit di jóge fépp ci àdduna ngir ziyaare waaye tamit amal fa seen ay ñaan ndax ñu bëri dañuy wax ne foofee loo fa ñaan suñu borom amaana mën na koo nangu. jaajëf Umu Hakimu ci Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey nag ñu leen di defal nataalu Amadou Ndiaye Samb nekkoon tamit koo xam si woon lool fii nii ci réew mu Sénégal rawatina kon woy wi mu duppe woon ñaani mu nekkoon sax ab province historique daal di bay waaram bu baax a baax ngir lu jëmale kanam musique lyrique ak classique fii nii ci mim réew Maymuna Ñing ñani ku ko dégg sa xel dem ci Amadou Ndiaye Samb wayu bokkoon ci wayu gënoon a siiw ca jamono yooyee Amadou Ndiaye Samb nekkoon ku yàlla may ci wàllum way ndax bi mu amee fukki at ak juróom la tàmbalee wane boppam ci animation yu mu daan def ci ngénte yeeg mariage yi mu bokkoon ci regroupement ndawu griot yu Sénégal Amadou Ndiaye Samb Samba Jabare Samb ak Alaaji Mansour Mbaye daan nañ amal ab émission bu tuddoon Sénégal démb ñu ko daan amal ca rajo Sénégal mu nekkoon ab émission bu daan yéete tey fàttali histoire sunu réew. émission bi li ko tax a jóg bis bu waree génn képp ku ko war a seetaan boo amee doom ba jarbaat ba sët danga ko war a woo mu toog sa wet seetaan ko boo seetee ba mu yàgg ñépp a ko bokk waaye ndaw ñi ci ëpp doole ñi doon a dugg àdduna te war a màgg ñoo war a déglu émission bi ñoo ko war a seetaan ndax li ko tax a jóg góor moo ci jiitu ak jom. ba président Léopold Sédar Senghor bëggoon a sos ensemble lyrique traditionnel moom Amadou Ndiaye Samb bokkoon na ci ak yeneen i naataangoom ku ci mel ni Sunjulu Sissoko Lalo Keba Dramé ak Ablaye Nar Samb ñu nekkoon ñi ñu tànnoon ngir ñu jiite boobee bërëb.
di ko jaajëfal bu baax a baax may mun a ñi nga Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. wax naa leen ko léegi nii tey ki ñuy dalal moo di Iba Gaye Massar moom nag ci entretien bi daal dina ciy dellu siwaat ci jéego yi nga xam si reggae fii nii ci réewum Sénégal def na ko ba ci tamit ci carrière am ak ay jaar-jaaram laaj ak tontu dox na ci digganteem ak Papa Madiakhate Sarr. Iba Gaye Massar maa ngi lay nuyu. sama sang maa ngi lay nuyu. ngay artiste di yëngatu ci wàllum reggae doon ci vétéran sax fii ci réewum Sénégal naka nga gisee évolution xeetu musique boobu fii ci réew mi. en tant que musique reggae moom man kontaan naa ci Sénégal parce que presque kër goo dugg diñ fa gis au moins kenn koo xam ni vraiment reggae moom mooy affaire am quoi donc communication bi dina mën a dem te ñun ñoo bokk donc Pastef par rapport ak loolu presque léegi boo seetloo artistes yëpp dinañ jouer reggae kooku mooy force reggae. Youssou Ndour ñii def na fi albumam Super Jamono ñii représentatif dans la musique en général ñoom ñëpp ko ci gis nii laal na ci reggae bi mais des gens yoo xam ne ni ils sont spécifiquement reggae nous ne sommes pas très nombreux te moyens yi amuñu ko parce que itam reggae dafa nekk benn genre musical boo xam ne ni dëgg gi mu nekkee ak itam image bi ci nit ñi am on a beau dire ba léegi dañul. ñu gis la it nga yëngu bu baax a baax ci li nga xam ne mooy défense intérêt képp kuy musicien fii ci réewum Sénégal ñu gis ne donte am na ay artistes yoo xam ne ñu ngi gis seen bopp ci wàll wi ñu ci ëpp daanaka ay jafe-jafe neen la ñuy dundee ndax jàppoo ne industrie musicale bu Sénégal moo tagga tembe. fii ci Sénégal ak ci dëkk yu bare surtout ñun ñii fii ci Afrique vraiment artistes yi dundewuñu seen liggéey déjà am nañu benn problème mooy considéré wuñ ko comme liggéey. fii amul artiste boo xam ne ni dugal nañ la ci li ñuy wax nomenclature du travail docteur dañuy xam naka la daal di ni temps la am nu muy demee mais artiste nga xam ne yàlla dafa may ñu bare ñu nekk artiste teguñu ko ci li ñuy wax métier am nañ fi ay nit ñoo xam ne ni vraiment ay exemple la gis nañ ci ñoo xam ne ni alhamdulilahi rabbil alamin ñu see génn waaye am na ci ñu ci ëpp à 90% benn kenn daal bu ci génnee xamal ni que 99 yi topp ci gannaawam ñëpp ñu ngi yéey xeer man sama yaakaar léegi ñu ngi commencé di gën a respecter droit d'auteur te droit d'auteur su boobaa yaa ngi déjà dans la professionnalisation parce que yaa ngi ciy njënd ak njaay affaire auteur bi c'est patrimonial aussi. naka it nga daal di gisee li nga xam ne moo di création musicale jamono jii ñu toll fii ci réewum Sénégal. jamono bu nekk ak na muy doxee. gis nga bu njëkk boo xoolee création bi dafa amoon nu mu demee les gens étaient très créatifs amuñu woon yenn problème yi léegi dañoo gën a bare toppandoo bi itam ba nga xam ne ni dafay mel na lu ñuy réchauffé waaye bu ñu nee création man damay respecté képp koo xam ne yaa ngi nekk dans la création léegi nag peut-être ci sunu musique bi nga xam ne ni ñun ñi mbalax beeg affaire yooyu am na fi benn système boo xam ne ni bii indil xaalis ñi koy def mooy Samba Mbayaan yi wooy ay nit ñu ñëw baatare ñun règlement nii xam nga ñun nekkuñu ci loolu. Iba Gaye Massar maa ngi lay jaajëfal ma fàttali tey jii yaa nekkoon sunu gan ci Midi Culture. jaajëf yow tamit Papa Madiakhate Sarr yow mi doon dalal ganu Midi Culture ñu jàll ci li yéene kaay xëye tey. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. fa yàlla doon binde ne kunn tàggoowul ca coobareem la séddalee lu kenn yëgul ku nekkit na mu mel ak la ko nara dal moo di ak bëggam te it lépp lu mu def ku koy xeebet moo di weddi ay mbiram tax mbiri l'accident yi ak faatu yu bëri yi ci am wane na ni réew mi dafa laaj yeneen i sunguf yoo xam ne seeni borom war ko wallu ba noppi tax nag muy l'observateur L'As Les Échos Vox Populi Enquête Le Quotidien ba ci Source A ñoom ñëpp xëy dar seen gémmiñ ci l'accident yu tegaloo yeek ñi ciy ñàkk seen bakkan ñi mu takkoo ba jéggi dayo Vox Populi ne l'accident bi xew démb kay moo yéem ñëpp cortège bu ministre Oumar Youm moo defub l'accident ca fay tollook Richard Toll fekk booba moom jëwriñ ji yore wàllum dem bekk dikk bi ci ay tournée la nekkoon journal bi ne ambulance ba leen doon sowe ji moo defaat l'accident tax yéenekaay bi jàppe ni lii nag mooy faf di daw ko daay far tàbbi ci ab jëmb journal bi yokku ci ne tey laa leen di wax na mbir ma demee ndax nag bëri na ñuy wax ni chauffeur yeek dawalkat yi dañoo mën a foo ci kaw tali bi waaye tamit ku nekk xam na ni ñiy dawalal ministre yi tey nekk ci cortège yi duñu sax a foowee la ñuy def source aané l'accident cortège ministre Oumar Youm ca Richard Toll la xewe Vox Populi ne ambulance ba leen doon wallu si ab SAMU national la xel yu bëri la doon daw boole kooko taal yuuxuk ambulance ga ngir oto yi xajal ko tali bi waaye nag ba mu yegsee Ross Béthio ci la ko benn 4x4 Citroën baare mel ni ku lànk bañ koo xajal ba far ambulance ba mbëkkante ak moom ñeent ña nekkoon ca oto bu ndaw ba ñett ña dañoo faatu ci saase kenn ka nekk ci diggante dund ak dee journal bi ne lépp nag moo ngi xewe
ca benn dëkk bu ñuy wax Ariwele. Walf Quotidien cortège maître Omer Youm bi def accident ambulance ba ko doon sowe def l'accident kon manes na ko duppe cortège de malheur mooy jur mort couloir de la mort la enquête yéenekaay gis ci biir couloir yu l'hôpital yi nekk ci biir réewum Sénégal ubbil yéenekaay bi enquête gannaaw enquête ak gëstu bu yaatu bi mu def ci biir l'hôpital yi ci la xëy dinu xamal ci xëtam ni fii ci réew mi ak fi réew mi toll ngir ab spécialiste seetal la ci saw yaram faaw ñu jox la rendez-vous ñaari weer ñetti weer wala juróom benn weer léeg-léeg sax atum lëmm lan lay jox rendez-vous sabab li moo di réew mi moo tum rankey spécialiste ndax nag seetlu gi moo di ñaar fukki neurologue rekk moo nekk ci mim réew te nag téeméer ak ñaar lan ci soxla lépp li ko waral moo di màggat yi fi nekk lànk ne duñu xajal guney médecin yu bees yi li bees si ci coowul Aliou Sall ak pétrole bekk gaz bi l'observateur moom la xëy fésal ci xëtam ubbil journal bi yéeni kaay rue 15 angle corniche bi ne affaire Petrotim BBC te nu tudd ci rakki président de la république Macky Sall di Aliou Sall dafa mel ni procureur yenni na yan bu diis bi Aliou Sall yanu woon ndax nag parquet ba jamono ji ala xam lay tekk bët doyen des juges itam nar a jot ci dossier bi boobaak léegi nag journal Futurs Médias bi nee na déglu nañ ci mbir mi lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benni doomu aadama te nag ak fi coow li toll boo moytuwul dinañ yónnepp commission rogatoire ca Europe ba Sénégal Bawol Sine Saalum jàpp Njàmbur Njaay oustaz yi nekk ci réewum Sénégal ñu ngi leen di tàllal loxo ubbil la tribune yéeni kaay bi des médias bi ne muy oustaz Alioune Sall di Iran Ndaw ba ci Mame Makhtar Gueye ab téléthon di sàkku ndimbal la ñuy defal seen naataango bi la di oustaz Taïb Socé ndax nag jamono ji koppar yu bëri te takku lan koy laaj ba tax ñu téye ko ca kaso bu Rëbës Abdoulahat Agne kaso bu Rëbës la jëm ubbil libération journal bi ne coowul njublaŋ ci nationalité sénégalaise yi nu doon wax yoon mujjee naa xam ne archiviste des affaires civiles et du sceau mooy ndeyi mbill ga ba tax jamono ji yoon teg na loxo rakkam ñu teg sunu loxo ci page 10 bu l'observateur wax ci Awa Torodo di lesbienne bi nu waxoon ni moo doon xoqotal ki mu jàppee jabaram ca Caaroy journal bi ne moom diriyan képp lesbienne bi jamono ji ñi muy wër moo di jigéen ñi seeni borom kër faatu wala jeek ji sëy ba tas mi ngi noonu kon nekkoon ci li yéen kaay xëyee tey dañuy jeexalee jotaayu Midi Culture ak wàllu musique tey kon ñu leen di digtal mbokk yi woyu Adiouza bi mu duppee daal di nekk version remix maanaam daf ko tëggaat waaye la woo xam ni kon papaam di Ouza Diallo la cay woy papaam na kon nekk légende ci musique réewum Sénégal ñu teewlu. kuy seet di ko ju baax fekk ko ci moom sama xol mooy manuma la fay dada love you manuma la fay xadi kundul ibu weñ I love you ci yow la jànge doy loo li ma am mandu ak dugg ci li ma xam mi ngi noonu kon mbokk yi foofee la ñu yem ak yéen ci Midi Culture di jaajëfal bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo ak Dominique digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera léegi kon DJ Cool mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy loolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.